ami internet rawatina suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ni saa su ne ñi nga ànd ak lii di programme Infos Rewmi dal leen ak jàmm ñu am mbégte ak bànneex di leen fas yéene gunge ci seen émission yaatal géew bi yaatal géew bi nag mu nekk émission bi nga xam ni lépp lu ñeel wàllu politique wala koom-koom ba jëm ci li nga xam ni tamit mooy environnement sport culture religion ak li nga xam ni tamit mooy justice ñu gën ko xam ci àtte loolu lépp dinañ ci fas yéene dalal ay borom xam-xam yoo xamante ni ji li ñuy waxtaanee seen xam-xam màcc jëm ci loolu dañ ci fas yéene ànd ak ñoom di ci waxtaan ngir gën a mën a yee li nga xam ni mooy askan wi jëm ci li nga xam ne rek noonu la réew mi doxee. tey nag ñu am mbégte ak bànneex dalal fii koo xamante ni ji yaakaar naa ñu bari ràññeel nañ ko fële ci Saloum muy sët ci Baye Niass di Cheikh Alioune Cissé Niass. tey nag moom la ñu fas yéene àndal ci li nga xam ne rek mooy émission bii di yaatal géew bi laata ñuy sori rek dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokku téléspectateurs yi ñu doog a xuus ak moom nag ci laaj ak tontu yi nga xam ni fas yéene na dox suñu diggante ak moom asalaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan émission bi di yaatal géew bi di leen fekk kenn ku nekk fi nga toog di la nuyu ci sa daraja di la sargal ci sa daraja di sant yàlla bu baax teew ci plateau bi tey. waaw comme gannaaw ba mu nuyoog mbokku téléspectateurs yi dañuy daal di xuus rek ci laaj ak tontu yi Serigne Aliou Cissé Niass. tey bu ñu bëggoon wax ci ponk bi nga xam ni dafa ñeel li nga xam ne rek muy mbirum violence ci dans sa globalité ci ni Sénégal toll ak ni muy doxe léegi tey lan la ci l'islam wax ci loolu nga xam ni moo jëm ci wàllu violence bi nga xam ne nemmeeku nañ ko jamono yi ci réew mi. waaw alhamdulilahi rabbil alamin waaw question d'actualité la actuellement fii ñu toll ci réew mi mën nañu wax ne dafa yëngatu ci benn côté violence moom mooy opposer l'islam mooy jàmm l'islam mooy tolérance l'islam civilisation la boo xam ne àndul ak violence ba tax na mën nañu wax ne l'islam mooy opposer violence gis nañ nag Sénégal ni mu tëddee tey surtout ci wàllu violence mi nga xam ne ràññee nañ ko ci anam yu bëri ci fànn yu bëri ci espace yu bëri muy loo xam ne jaaxal na nit ñi muy loo xam ne préoccupé na mag ñi nga xam ne lu nekk rek nit mun na ko jot ci yar ak teggin loo gis rek nit mun na ca àgg ci objectif ba mu bëgg sans pour autant muy indi violence loolu nag bu amee dafay dellu ci éducation de base doomu aadama bu amul yar ci biir këram bu demee ci biti yar ba dafay jafe te buñ fàtte ne Sénégal mën nañu wax ak 95% pays jullit la sunu mbokku chrétiens yi ñu ngi fi ñu nekk ak ñoom nekkin bu rafet ba doo leen xàmmee ak ñun ndax tey boo xoolee seeni feet yu bëri ñoo jullit yee koy bokk. julli itam seen fête yu bëri da ngay gis chrétiens yi di ci participer loolu bu amee dara lu muy tegtale rek mooy dafa tegtale ne Sénégal réewu jàmm la ñi ko tabax dañ ko tabax ci non violence dañ ko tabax ci déggoo dañ ko tabax ci fraternité dañ ko tabax ba indi li ñuy wax ne cousin plaisanterie en cousinage nga xam ne loolu création la boo xam ne mag yi ñoo ko fi bàyyi nga xam ne nit ñi danañ ci mën a jaar rusante mais loolu yëpp dañoo gis ne ci jamono ji dafa naax saay man nag xalaat bi ma ci am mooy éducation de base bi moo des parce que doomu jullit bi bul fàtte ne yow balaa bu la sa waajur juree ba pare gannaaw buñ la utalee yaay ju baax utal la tur bu baax li war a njëkk ci yow mooy ñu yar la yar bi jiitu nag mooy jàngale alquran te du yàq ci sa éducation français wala anglais wala arabe dara mais man damay sàkku nit ñi ñu leen deel a dugal ci alquran karim ndax foofu nga mën a jëlee éducation boo xam ne boo génnee da nga mën a ràññee naka ngay utee lu baax ba doo def violence
parce que ñi def violence yëpp boo ko seetloo ci lu baax lañ bëgg, soit ñu bëgg wërsëg ba tax leen a def violence, soit ñu bëgg a falu ba tax leen a def violence, soit ñu bëgg a ut li ñuy ut daal ba mu yóbbu leen ci violence. te loolu yëpp am na ay règles yoo xam ne ci l'islam boo ko toppee mën nga atteindre sa objectif boobu te doo am violence. man nag li may sàkku mooy nañ teel a dugal xale yi ñu jàng alquran, du yàq ci seen ëllëg cursus scolaire dara. ndax man mii ngay gis ni jàng naa ba tere alquran dooru dugg école, kon du wàññi ci sa mbir dara. éducation boobu nag boo ko amee violence dana la jafe pour nga def ko ci anam bi ñu koy gisee léegi ci réew mi. dafa am kàddu goo yëkki goo am solo ci lu jëm ci éducation de base nga ni l'islam am na ay règles yoo xamante ni ji maanaam suñ ko mënee appeler ay recommandations. yoo xamante ni ji moom la teg ngir ndaw li mu jaar si. waaye Cheikh Aliou est-ce que amul lu jiitu loolu ndaxte mag ñi dañuy faral di wax ni wayjur bi war a meññ doom dañ koy tànn. bu fekkee tànneef ga day mel ni jiwu boo xamante ni ji nañ ko sababloo jaarul yoon kooku pour nga am ci rendement bu la neex du yomb. kon est-ce que jotul tamit ñuy xool ñi nga xam ne ñooy aji denc yi di góor ñi ñu xool ñi ñuy denc ñan lañu, ñi nga xam ne ñooy aji sëy aussi ñu xool ñi ñuy sëyal ñan lañu. loolu tamit yaakaar naa ni mooy base bi nga xam ni mooy base principale bi. waaw xam nga l'islam dafa tëral ay réglam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ñu tëralal ci sharia bu wér naka lañ mën a dundee ci société bi ba def li ñuy def, ndax fii dañ fay ñëw pour def dara, fii dañ fi jaar rek pour def dara. donc Yonent sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy jàngalekat bu mag bi, ndax ci sunnaam lañ mën a sukkandiku, dafa wax ne balaa ngay jël soxna dafa indi ay critères d'abord ci ban soxna nga war a jël. mu indi ñetti critères: ki am alal, ki am taar, ki am diine. mu ne ñett yi booy tànn jabar xoolal ci ñett yi, waaye mu seppi ci benn boo xam ne tey boo ko jëlee yaakaar na ne moom li nga bëgg ci moom da nga ko am. benn boobu mooy lan? dafa dàq ki am alal, dàq ki am taar, indi ki am diine. mu ne booy jëlal ki am diine, parce que doomu aadama gis nga boo amee diine à chaque fois yaa ngi am loo ragal. te diine bala nga ko am da ngay xam, ndax nit ki bu xamut dafay ñeme. donc nit mën na am alal te amul diine daf koy tax a ñeme. mais soo amee diine da nga am loo ragal, ndax da nga am ku nekk ci sa kanam koo xam ne lu nekk da nga ko rus a def. suma maam Cheikh Ibrahim Niass dafay wax ne lépp loo bañ dee fekk la ca bu ko def. kon doomu aadama jigéen ji nga xam ne am na diine d'abord lu bëri dana ko ragal a def. donc kooku boo ko jëlee muy soxna nga seq ak moom li nga war a seq ak moom, bu ci yàlla indee njërt maanaam doom, li nga war a njëkk a def mooy utal ko tur bu rafet. soo ko utalee tur bu rafet après door koo yar nag ci l'islam, la ca njëkk nag mooy nga jàngal ko. parce que doomu aadama bu xamul li ñu différencier ak bàyyi may rek mooy ñun dañoo jàng ñoom jàngul, dañoo xam ñun xamuñ. boo ko seetloo yonent yàlla subhanahu wa taala bi muy wax malaaka yi ñu sujootal Adama, malaaka yi dañ ko laaj lu tax ñu koy sujootal. ndax kii yaa ko binduñu te ñun ba ñu bindee ba léegi ñu ngi lay jaamu. waaye prétexte bi yàlla indi rek mooy Adama dafa xam lu ngeen xamul. kon xam-xam ñëw na. dafa xam lu ngeen xamul moo tax ngeen war ko sujootal, laaj leen ko. ñu laaj leen ñoom malaaka yi lii lan la xamuñ ko, ñu laaj Adama mu wax. liñ ko laaj mu wax ko xam ko. donc fa lañ jaaree nag ñoom tam xam ne nit ki Adama am na lu mu xam loo xam ne ñoom xamuñu ko, ba tax yàlla sant leen ñu sujjóotal ko. donc jàng foofu lay commencer. doomu Adama bu amee éducation bu jàngee lu bëri dana ko ragal a def. te éducation bi gën nag ci ñun jullit yi mooy nga njëkkee Alquran. boo demee Alquran ci sa dënn. ba yàlla may la ci lu lay jëriñ, bu la ko yàlla mayee nag nga wëttu ko, nga mokkal ko, baax na. bu la ko yàlla mayu tam lam la ca may dana la jëriñ ëllëg. mais daal buñ oublier jël suñ doom yi rek gannaaw buñ
tànnee seen ndey comme ni ma ko wax tànneef boobu ba pare wëlbati ko rek dugal leen ci école yi ba tax na danañ am beneen éducation bu uuteeg bi taxoon ñu takk seen yaay yi moo tax man daal damay ñaan gannaaw buñ tànnee jigéen ci façon boobu nga xam ne yonent yi moom la ñu wax buñ ca amee doom utal ko tur bu rafet nañ ko dugal mu jàngal alquran du ko yàqal dara fii boo duggee ci état Sénégal da nga ci gis ay diplômés yoo xam ne dañuy mën alquran bu baax a baax a baax ndax dañ ko jàng du la yàqal ci sa jàng dara te lépp lu sa xam-xam di gën a yokk ci façon bépp rek baax na moo tax daal li nga wax noonu tànneef bi tam lu jaadu la mais tànneef bi tam critères yii lañ wax ne nga tànnee ko jabar yàlla na nekk nag ka ngay tànn mu am diine am xam-xam ba pare am taar bu ñett yëpp dajee ci moom muy chance mais su benn bi dajee ci moom tam baax na mais su ñett yëpp dajee ci moom muy chance dëgg la ci loolu foofu la ñuy rebondir daal di dugg ci beneen volet boo xamante ni ji lu jar a waxtaane la ndaxte boo xoolee day man ni dañuy def benn soo boo xamante ni dañuy jóge ci parenthèse boobu dugg ci beneen boo xamante ni ji ñoo bokk même presque li nga xam ni moom la ñuy refléter muy wàllu divorce seetlu nañu jamono yi Sénégal taux bi nga xam ni justice génn na ko ci ñi ñu xam rek nga xam ne recensé nañ leen ñu tas seeni sëy ci tribunal loolu dafa jéggi dayo lu tollu téeméeri junne ak ñaar fukk ak juróom benn ak lu topp ci ay sëy yoo xam ne tas na ci li ñu xam ak yi ñu xamul ci àll bi loolu yaakaar naa ni jéggi na daya ba tax na ñu bëggoon a xam ci wàllu diine wala ci jamono tolluwaayam ban gis-gis ak ban xalaat nga am lan moom nga yaakaar ni moo waral sëy yu bari yu tas nii ci jamono ji. waaw xam nga sëy itam li ma wax ci sama njëlbéen wax rek maanaam yonentu moo ñu ko digal takkante leen ngir ngeen am ci njaboot ëllëg si biir ma mën koo puukar yow ci kanam yonentu yowmal qiyaamati xam nga loolu responsabilité bu mag la maanaam yonentu bu demee ba wax xeetam nañ marié woo ngir ñu am ci njaboot ëllëg mu mën koo puukar yow ci kanam yonentu yowmal qiyaamati loolu responsabilité la donc képp koo xam ne jullit nga rek responsabilité boobu dafa aju ci sa kaw sëy nag yàlla moo ko daganal yàlla moo bind aadama bind xawaa ñu sëyante am ay doom jur société bi muy loo xam ne yàlla moo ko daganal mais yàlla mi nga xam ne moo ñu gën a xam moom xam na ne ñaari doomu aadama bu ñuy dencante divergence mën naa dox ci seen diggante ba tas mën a am mu nekk loo xam ne lu dagan la mais lu dagan la loo xam ne yàlla daf ko sibitam wa imsaakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsanin su ngeen mënta ànd bu rafet tàggoo leen ci tàgguin bu rafet tas fase divorce mooy li nga xam ne yàlla daf ko daganal ba pare sib ko lu dagan la mais dañ ko sib yow nag booy tànn lu dagan da ngay jël lu dagan waaye da ngay jël loo xam tam duñ ko sib moo tax sëy itam responsabilité la ku góor ki boo ci duggee yow am nga responsabilité bu mag parce que kiñ la jox muy jigéen dañ la ko jox pour nga indi ay valeur ci moom da nga fekk ndeyam ak baayam yar ko mu am ay valeurs yu muy incarné mais valeurs yooyu loo ci fekk ci lu baax da nga ko war a gën a renforcer yow mii borom këram lépp loo ci fekk ci ndëngate da nga ko war a dindi ba mu set donc responsabilité boobu la góor am ci jigéen tam responsabilité bi mu am ci góor mooy ki nga xam ne mooy sa borom kër soo nekkee ak moom maanaam obéiral ci bëgg-bëggam boo obéiree ci bëgg-bëggam yaakaar naa ne problème du mën a am mais foo gis divergence am ba tas am fi rek li ko waral rek mooy ñàkk déggoo sëy nag basam mooy amour mooy bëggante d'abord su mbëggeel amul rek loolu yëpp dafay jafe. Oustaz ndax Cheikh Aliou est-ce que foofu nga laal dafa am solo parce que boo xoolee li ñu gën a constaté léegi ci jamono bi du ñëpp nag parce que bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër. mais dañu seetlu ni la plupart ñu baal ñu suñu mbokku jigéen ñi ñuy seetaan dañuy wax di leen duut baaraam ni léegi sëyituñu ngir amour sëyituñu ngir mbëggeel mais dañu ñu ci bari. Elles sont matérialistes loolu lañ leen ni rapproché parfois mu nekk loo xamante ni fa ndox doon taa nag ba tey boo demee fekk fa tepp-tepp am na ñuy nungoo sëy ba léegi te yàlla rek a tax mais jamono ak ni muy doxee condition de vie yi
ak changement bi nga xam ne am na ci àdduna bi nit ki bëgg na oto bu rafet bëgg na dëkk ci kër gu luxe bëgg na tamit nekk ci bien-être boo xamante ji macha allah loolu lépp des fois dina pousser ku soxna si parfois mu ànd koo xamante ji xañ na du mbëggeel moo ko fa yóbbu mais alal ja wala situation bi mu xam ni moom la ko yàlla may moo tax mu dem dugg ci moom loolu lan nga ci mën a jàng. waaye responsabilité bi dafay partagé wu ak góor gi tam. duwul jigéen rek moo nekk matérialiste maanaam gis góor mu am dara rek nga bëgg ci dugg. yow góor gi tam war ngaa mën a ràññee jigéen ji nga xam ne dafa ñëw ci yow. wala da nga ko bëgg mu wan la loo xam ne nii mu wóor la wóor yàlla li fa nekk moo ko fa bàyyi li fa nekk bu fa jógee rek sëy ba yànq. mais loolu dina jafe de. loolu góor tam war na ci bàyyi xel. war na ci bàyyi xel. ndax tey par exemple ma jox la benn exemple. jigéen ji nga xam ne da nga ko takk fekk ko ci luxe. yow luxe boobu da nga ko war a yokk. bokkul ak jigéen ji nga takk fekk ko ci yeneen conditions yi. tey par exemple boo jigéen ji àll bi. conditions yi nga ko war a teg bokkul ak nga takk jigéen bi nga xam ne da nga ko fekk ci luxe fekk ko ci conditions yu baax. donc responsabilité boobu man damay gis ne c'est partagé. ci diggante góor ak jigéen. góor ñi jigéen ñi matérialiste nañ. bëgg nañ àddina. ndax ni àddina tëddee fi mu nekk tey. te li may wax rek bu éducation de base yi amoon rek yëpp du am. parce que émancipation de la femme li ko indi. yëpp mooy di fexe góor ak jigéen am te loolu mënta am. yàlla dafa wax ci alquran ne ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa yi. góor toujours mooy féete kaw ci jigéen. parce que jigéen dañuy wax ne ñu baal ma ci terme bi matut. ñun ñoo leen war a mottali. ki nga war a mottali nag bu fekkee ne yow daf la wóor yàlla ne kii li muy xool ci yow mooy am-am. li muy xool ci yow mooy da nga nekk da nga yàlla daf laa mënee gan. kooku soo ko jëlee ngir gan gi la yàlla mënee. bés bu loolu wàññeekoo rek sëy ba yànq. ndax olof yi dañuy wax ne lu nuyoo lu feeñ ci sëy. nuyoo woon na ca ngoroga. donc matérialiste boobu. ma nga woon ca ngoroga waaye yow tam da nga ko góor gi daf ko mësaale. daf ko mësaale parce que moom bëgg na mais est-ce que jigéen ji tam bëgg na jigéen ji moom matériel bi la xooloon. mais yow par exemple yow góor gi mën nga bëggoon. moo tax nag bu matérialiste bi feeñee bu jeexee rek. mu indi yànq-yànq. loolu mu nekk lu am solo waaye des fois aussi dinañ gis tamit ci comme ni nga ko waxee vice versa ci côté góor ñi ñoo xamante ni ji dañuy wax sax duñu takk cas social. ñoom dañuy dem fekk jigéen boo xamante ni ji xañ na borom këram bàyyi na ko alal yàlla def li gën wala ñu fekk jigéen yoo xam ne mi ngi daan dooleem di liggéey yàlla ma ne ko gan mu dem dugg ci. ngir sauver li nga xam ni mooy situation mais du question sax peut-être bëgg na ko vice versa kon ñaar yooyu yëpp dañ koy fekk ci côté jigéen ñi mais dañ koy fekk tamit ci côté góor ñi mu nekk loo xamante ni ji daal lan nga mën a sempi yaakaar ko ni suñ ko defee ci jamono ji ñu toll surtout la nouvelle génération dinañ mën a mucc wala mu wàññeeku bokk ci sëy yu tas yeeg ndaxte appartement yaa ngi fi kër yu sëy yu jëkk yi ak léegi wute na. donte nag bon nekk sa borom kër si jàmm loolu ñëpp dañ koy ñaan mais ñu si bari bu ñu wéetee rek bu coow amee du ñu am ku leen séparer wala du am ku leen defaree te bopp sa bopp léegi chacun pour soi Dieu pour tous dafa bari léegi ci loo xamante ni ji suñu maam yi xamuñu ko woon loolu lan nga yaakaar ni moo ko mën a solutionner. li ko mën a solutionner rek mooy mbëggeel. gis nga sëy moom bu bëggante amul. li ngay wax ni yëpp dana ci feeñ. li ngay wax ni yëpp dana feeñ su fekkee ne. yow li la tax ngay denc ndaw si mbëggeel taxut. su fekkee da ngaa dem fekk koo xam ne yàlla daf ko mënee gan comme ni nga ko waxee. mu amee lu nekk moom bëgg fu mu jaamoo yàlla. yow góor gi tam yow nga am intention ne kii danaa dugg ci moom pour rien que mën a stable man tam ci sama àddina loolu foo ko fekk mooy góoru yambar ak góor gu tayal. jigéen ku ko takk da nga koy jox ak loo ko mënti fekkee yow yaa ko amee. yaa ko war a amee. yow la ñuy laaj dundam. yow la ñuy laaj koddaayam. comme yow la ñuy laaj dundam am na règle yoo xam ne mi ngi ci sëy damay dégg ci imam Hassan Cissé radiyallahu anhu mu ne bu ko jigéeni sénégalais xamoon problème dana am maanaam góor li ko war ci jigéen bu fekkoon jigéen ñi xam nañ ko xam nañ seen devoir li nga xam ne moom la góor gi war a sàlloo ci seen diggante loolu bu ko jigéen ñi xamoon li leen l'islam may foofu noonu bu ko jigéeni Sénégal xamoon nit ñi dañu am problème parce que jigéen moom da nga ko war a teral da nga ko war a teral à toute chose da nga ko war a teral donc waroo koo fekk mu amee teraangam nga dugg ci biir ronger ko ba mu jeex
wala rongé ko ba mu xam ne kii teraanga ji rek moo ko fi indi moom itam la mu bëggoon ci sëy ba du ko am donc man daal li may conseil mooy nañu mbëggeel dugal ci sëy suñu mbëggeel dugalee ci sëy rek danañ mën a muñ danañ ko mën a téye te lu ñëw ci sëy ba rek danañ xam ne lii lu gaar la waaye principe bi daal mooy mbëggeel bu amee rek leneen lu ci ñëw rek lu gaar la kon loolu am na solo mu nekk loo xamante ni mbëggeel googu mooy li ñu war a jiitu waaye bëgg te yàlla tax sëy tamit te yàlla tax waaye tamit comme ni nga ko waxee sànq am na góor ñoo xamante ni ñu ay góor lañu mais rus nañoo sax di nangu nit ñi ay góor na ma yàlla baal ci kàddu yi ndaxte comme ni nga ko waxee góor du ñàkk yenn personnalité yi ba dem di ranger wu ci côté jigéen ngir lu mu am wala mu sauver li nga xam mooy situation am ak lu mu métti métti rek comme ni nga ko waxee am na lu loola war sa diggante ak moom te loolu mooy nga sàmm ko yiir ko dëkkoo ko dëkkal ko odd ko te loolu mu nekk ay paramètres yoo xam ne mënta ñàkk ci sëy donte nag fekk nga ko ay milliards ba moom mu mayal la ko boppam. kon bu ñu jógee ci loolu ñu dem ci li nga xam ne rek moo jëm ci wàllu caada ak cosaan nga xam ni l'islam des fois day dem ba suñu aada yi day mel ni sax du ko xaw a dominer ci benn côté ba tey certes ay tuubeen lañu suñu maam yi ay tuubeen lañu l'islam dafa ñëw dugg fii fekkoon suñu maam yi am lu ñu gëm mais ci gaw gëm googu suñu maam yu baax yi ku ci mel ni sa maam Maulana Ibrahima Niass yal na yàlla yërëm leen te yokk seen leer ci li nga xam ne liggéeyal nañ ko l'islam liggéeyal ko faydu bi def ko ci Sénégal def ko ci bitim réew Afrique ba Amérique loolu mu nekk loo xamante ji tey ñëpp di ko nawloo est-ce que yelloo na tey Sénégal ci li nga xam ni moo jëm ci wàllu caada donte lu baax na nag parce que aada am na lu ci baax loo xamante ji fi lañ ko fekk te day rafetal li nga xam ni sax mooy suñu dundin loolu mais dafa am dem ba nga xam ni aada boobu am na lu ciy feeñ ba dem sax ba xaw a tënk ci suñu diine ni ñu ko war a pratiquer loolu ban jàngat ngay def ci loolu. L'islam daf ñu fekk ñun ak Sénégal ak civilisation. mooy sunu aada. mais tey actuellement liñ gis ci société bi dugal nañ ci loo xam ne comme par exemple ma jox la benn exemple comme tabaski. tey tabaski niñ koy pratiquer fii Sénégal. vraiment jéggi na dayoo. ak yeneen xew yi boo demee ci ngénte niñ koy pratiquer fii. boo demee ci mariage niñ koy defee fii niñ koy organiser fii. maanaam organisation la boo xam ne maanaam aada dugg na ci dugg ba nëbbu diine bi. aada dugg na ci dugg ba nëbbu diine bi. am na aada yoo xam ne nag baax na. wa kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi naar am na aada yoo xam ne baax na. waaye nag am na aada yoo xam ne maanaam biddaa la. biddaa nag moom duul loo xam ne ni l'islam daf ko cautionné. ba tax na tey comme par exemple soo da nga gis fii yenn ngénte yoo xam ne ni te liñ la wax rek doom ji bu juddoo utal ko tur bu baax liñ ci def noonu yëpp c'est pas forcé du force maanaam dem uti ay traiteur rey ay xar invité ay nit luye bâche boo xam ne 1 million wala 2 millions nga ci def ku ñëw ku la bëggoon a ndawtal 1000 francs dootu ñëw mais nit ki pour mu ndawtal la ci façon boobu il faut mu indi 100 wala 200 000 mu dem ba nga xam ne yàq na demlante bi ndax tey yow boo ko amut pour nga dem ci kook sa mbokk moom di xew-xew boobu noonu te la la ca war mënoo ko te du yoon itam pour nga dem ci dafay jafe kon loolu déjà mi ngi yàq dox mbokk bi nga xam ne l'islam moo ne ku ko def man yàlla ma yokk sa fan recommandé ko bu baax a baax nit ñi dañu war a dox mbokk mais tey indi nañ ci yoo xam ne façon aada yoo xam ne da ngay am malade sax pour nga seeti ko mu feebar nga ñaanal ko yàlla mais amoo loo ko yóbbul muy aada yoo xam ne nekk na ci réew mi ba nga xam ne tey loolu dana la empêcher la waroon sa digganteeg sa mbokk nga def ko ngir amoo ko maanaam yooyu yëpp ay aada la yoo xam ne dañ ko indi ci réew mi te bokk ci dañoo dem ba islamiser ko te bokkul ak islam dara. doguma la Cheikh Alioune dafa am sax benn phénomène boo xam ne ji ñu ci bari jamono yi ñu ngi koy dund wala nemmeeku nañ ko ci biir société sénégalaise te loolu xamuñu ko woon suñuy maam muy dañoo créer ay classes sociales exceptionnelles. maanaam ñi am ñooy demlante ñi nga xam ni seen am demewu noonu boolewuñu leen ci dem na ba ci biir mbokk yi. boo amee ñoom ñu teg la bët jox la bopp
boo amul ñu tebbi la teg la nële loolu ndax loolu dëgg xaq jullit xaqan dina dunde noonu. moo yàq société bi loolu rek moo yàq société bi. dafay tax yow li war sa digganteeg sa mbokk doo ko def. dafay tax yow li war sa digganteeg sa dëkkandoor doo ko def. xam nga yàlla bi muy séddale suuf yi yow dafa tànn fii ngay dëkk Dakar. man mu tànn Kaolack laay dëkk. donc tàgguwuñu ko. moom moo ñu séddee loolu. ña nga dëkkat ci sa koñ. say dëkkandoor lañ. am na xaq boo xam ne dox na ci seen diggante. tey yow am na situation booy dem. doo leen permettre ñu xaq boobu nekk sa diggante ak ñoom. doo leen permettre ñoom ñu appliquer ko à 100%. parce que classe sociale bi nga wax la. mais tey bu fekkee tolérance am na. maanaam dafa am benn philosophe buy wax ne bu fekkee ne dañuy séddale richesse. pauvreté dootu am. suñ partagé woon li fi nekk yëpp. pauvreté dootu ndax yàlla doomu aadama bu nekk xam na li ko doy. te yàlla bu la mënee woon gan jox la ay milliards. c'est parce que jox la ko am na ki wërsëgi jàmbur yoo xam daf ko yëkkati dajale ko jox la ko. ñooñu nag say mbokkan ci say dëkkandooran ci. mais tey classe sociale indi na loo xam ne tey. yow ki nga xam ne sa mbokk la sax nekk ci benn rang bi. pour nga approcher ko dafay jafe. bu la yàlla mëneewut gan yow. te yooyu yëpp ay aada la yoo xam ne dañ ko indi ci réew mi. te bokk fi woon. bu njëkk ni maam yi daan dundee mooy tey comme par exemple bu nekkee ci benn pénc soxla am. ñëpp a koy séddoo soxla lum bëri bu ko doomu aadama yi séddoo du taxaw soxla lum bëri su fekkee ne dëkkandoor yi séddoo nañ ko du taxaw mais da ngay gis koo xam ne tey yaa ngi dëkk ak nit jege ko lool mën ko dimbale ci benn ordonnance pour mu survivre te yow doo ko permettre mu accéder ci yow ba mën laa jàmbat soxlaam boobu noonu te loolu yëpp maanaam li nga wax ni ay classe sociale ay rang social moo ko indi ci réew mi donc nañ moytu yooyu bu baax a baax xam ne ñun li ñu takkee Sénégal moo gën a fort fuuf aada li ñu takkee mooy l'islam li ñu takkee mooy diine li ñu takkee mooy mbokk mais yii gane si ci société bi ñun xamuñ ko maam yi xamuñ ko woon mu nekk lu am solo am na beneen point boo xam ne ji aussi nemmeeku nañ ko ci jamono yi ci réew mi mu nekk maanaam tey nii bu ñu woon seex wala Serigne Alioune Cissé Niass yàlla dénk na ko ay milliards borom alal la ñi la xamoon nag ñi la xamul ñëpp lay bëgg a xam ñu lay tudd di def ay tentamar lu ñu xew la tuddale ko mu nekk loo xamante ni ji phénomène la boo xamante ni ji maanaam Sénégal dem nañ ba ñun war nañ xoolaat sañu bopp si ñi ma ko war a wax ndaxte buñ nee ay jaami yàlla lañu muy jullit bi muy chrétien bi ak loolu di gëm nga suñu borom bi subhanahu wa taala ak i dogalam am na yoo xam ne dafa rafetul ci jullit tey nit ki yore jukkoy weñ fu tooy nga dal bu woowee nga wan ko gannaaw te am na ñu fi dal ñu xam nañ li ñuy wax am na si ñoo xam ne ji démb ñu ngi leen doon coow lu ñu am ñu tudd leen ko am na ñu ay tolof kenn tuddatu leen tey ña nga ca ñeneen loolu lan la si lislaam wax. waaw xam nga wax naa la sànq ne la doomu aadama moom wërsëg yàlla moo ko amee. qul inna fadla bi yadillaahi yuutii man yashaa. yàlla dana jël ngëneelam def ko ci yow te du la tàggu yow nag da nga góorgóorlu sa góorgóorlu ba yàlla jox la ngëneel sa doomu aadama kenn juddul indi dara juddul nañ indi gëm yàlla société bi nag moo ñuy changé soit ñu nekk lii wala ñu nekk lee mais képp ku juddu rek yonent nee na juddu nga ak gëm yàlla donc bi ngay ñëw ci àddina yow soit nga fekk say parents am xaalis yàlla mënee leen gan wala nga liggéey am xaalis wala nga carte sax am xaalis yooyu yëpp mi ngi ci donc richesse li koy may dafa bëri ba tax na su la ko yàlla joxee li nga ci war a def doomu aadama nag du am kenn du ko xam fekk amagut am na jikko yoo xam ne ñu ngi ci doomu aadama doo ko xam mukk fekk amut tey par exemple mën nga maa xam ne Cheikh Aline ba mu ñëwee mbir ne bu ma ko ooyee téléphone danaa ko jot bu ma ko soxlaa danaa ko gis gàmmu jot na danaa dem këram bu ma ko soxlaa il est accessible mais tey bu fekkoon ne am naa ay milliards itam est-ce que Cheikh Ali boobu nga daan fekk Medina moom ngay fekkaat foofu ba léegi foofu la différence bi nekk mais su fekkee ne yow wóor na la wóolu yàlla li nga am nii muy wërsëg yàlla daf la ko jox rek pour nga jaamu ci yàlla am na comportement yu bëri doo ko def am na melokaan yu bëri doo ko def parce que li ma wax rek yàlla kenn ku nekk xam na li la doy su la joxee lu ëpp rek c'est parce que dafa bëgg nga jaamu yàlla ci jaamam yi xam nga am na benn xadis bu raklu Baye Nges mu ne xadis bu raklu la mu ne yowmal qiyaamati nit dana taxaw ci kanam yàlla yàlla ne ko bés ñëw naa sa buntu kër ñaan la lekk nga bañ
yalwaan la saraxoo ma seetal ki taxaw sa buntu kër di la yalwaan saraxoo ko ëllëg mu nekk yàlla mi lay atte est-ce que kon c'est très important doomu aadama buñ ko juger mukk ci comportement am maanaam ci colaayam toujours tubaab bi sax dañuy wax ne l'apparence fait la trompeuse kon nañ di bàyyi xel bu baax bàyyi ngees mu ne xadis bu raglu la ki ñëw sa kër laaj la xiif ñaan la lekk joxoo ko te mu wóor la wóor yàlla mën nga koo jox ëllëg mu nekk yàlla mi la war a atte parce que boo demee yàlla ne la ñëw naa sa kër ñaan la joxoo ma wala ñëw naa sa kër xiif leewloo ma ñëw naa sa kër mar mayoo ma yàlla ne la boo ko defaloon tey jëf jooju da nga ko fekk fii ci man kon yow jëfaloo ki ngay jox nii ki ñëw taxaw di la laaj jëfaloo ko yàlla ci boppam ngay jëfal ndey Aïchata radiyallahu anha yalwaankat ñëw na di saraxo mu génnee xaalis dem ba koy jox jëlaat xaalis bi parfum ko door ko jox yonentu laaj ko lii loo ci jublu mu ne ko ci loxo yàlla bi mu nar a tegewu moo tax ma gëttal ko donc nañ di bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax ñi nga xam ne classe sociale moyen bi dañ leen di bàyyi xel surtout ñi nga xam ne yàlla mën na leen gan léegi ci loolu dañuy fermer parenthèse boobu ak ñi nga xam ni dañuy ngistal ndaxte dund nga ko wala dund naa ko wala gis nga ko ma gis ko keneen gis ko mu jëm ci li nga xam ni mooy voies et moyens tey di nga gis comme li nga junj sànq sa biir wax ku am jafe-jafe donte sa mbokk la wala amaana sa dëkkandoo la wala sa xamu la da lay dégg rek yaakaar ci yow ñëw diisal soxlaam nga gàntal ko ñu ni tell yóbbu mbir ci télévision yi wala rajo yi nga dem wane fa sa bopp ñuy tudd ay tur diw moo joxe nangam diw moo joxe nangam bari na ñi ñuy tudd ci télévision yi ak rajo yi diw joxe ne nangam joxe fay million wala mu joxe fa ay teraanga te pourtant boo demee ci bés boobu wala ci waxtu yooyu am na ku ñëw ci buntu këram wala mu daje moom ci mbedd mi diix ko soxla 10 000 francs fajalu ko lan ngay wax ci loolu. waaw ngistal moom l'islam da ko rafetlu lépp looy def ngir ngistal rek bu yowmal xiyaamate bu fekkee da ngay julli pour nit ñi xam ne da ngay julli rek bu yowmal xiyaamate yàlla ne la yaa doon julli pour nit ñi xam ne da ngay julli alors nit ñi xam nañ ko jeex na man yàlla taxuma woon loolu nag dafay diri see mbàndam ci lépp comme par exemple nit ñëw wax la soxla wala nga war a fajal nit soxla doo ko def mukk feeg weeru ko wala feeg àdduna yëpp xamuñ ne yaa ngi koy def nga wane ci ngis del amoo ci yàlla amoo ci yonantu ba nit ñi nga bëggoon ñu gis ko nit ñi gis nañ ko c'est fini donc loolu fii la yem waaye booy def da yàlla tax doo xaar ku la laaj et puis doo ko def bëgg ku ko gis yonantu nee na ki gën a tabe mooy ki nga xam ne dafay joxe ci ndeyjooram te càmmoñam du ko yëg waaye yow lépp looy defal doomu aadama rek bëgg nga di teg ci bëtam bu ëllëgee itam yow loolu nga ci bëggoon nga ci am da nga doon julli pour nit ñi seede ko nit ñi seede nañ ko c'est fini da nga doon joxe asaka pour nit ñi seede ko nit ñi seede nañ ko alors léegi yow loo defal yàlla donc c'est très important nit di def te yàlla tax sooy def te yàlla tax yàlla moo lay fayal boppam bu la nit ki gërëmee xayrun bu la gërëmut yow comme def nga te yàlla tax rek yàlla moo lay fayal boppam. est-ce que loolu am na solo xam naa ni waxtu bi mi ngi ñuy waaj a dab ci li nga xam ne tamit point bu am solo la muy bu ñu tolloo ci dig-digal jamono ak tolluwaayam réew mi léeg-léeg mu nekk ci ay xat-xat wala yenn gox-goxaan yi nekk ci ay xat-xat ci ay jafe-jafe ci ñàkk déggoo ci loo xamante ni ji mën na jur naka su dul noonu ci ni réew mi doxee ak ni askan wi dundee foofu noonu dañ ci seetlu ñaare kilifa diine yi bu ñu génnee addu rek parce que am na ñu jaboote lépp daal di dal ci kàttanu yàlla léegi loolu nan nga mën a ci rotal ay kàddu yoo xamante ni ji dana gën a mën a ñaax askan wi surtout taalibe yi ñuy bàyyi xel ci kàddu yi kilifa yooyu. Sénégal nag yàlla may na ko chance gannaaw bu ñu amee état mais am nañ ay kilifa diine yoo xam ne ay régulateurs social lañ. loolu moom chance su Sénégal la ba tax na sénégalais nangu na ko ilif. man ak yow yëpp am nañ kilifa boo génnee ci mbedd mi am nañ ña ngay dajal ñëpp ku nekk am na kilifa te ku nekk bëgg na kilifaam te ku nekk bu kilifaam waxee mu dégg mais nag dafa am lu gane ci suñu société boo xam ne dafay ragal loo kilifa diine yi parce que kilifa diine dana jël position tey comme par exemple man
sëriñ bi nga xam ne joxuma tariqa wala bokkuma moom tariqa bu jëlee position boo xam ne arrangé na ma man waruma seet ne man tijaan laa murit bi moo joxe solution bi wala xaadir bi wala laayeen bi damaa war a xam ne kii kilifa diine rek oote na lam oote man danaa ko ci uy ci ndax oowuñu ci lu bon ci lu baax la ñu jëmee mais tey da ngay gis kilifa yi li leen ragalloo jël yenn position yi internet parce que kilifa dafay wax ñu yóbbu ko ci internet firee ko noo xam ne bokkul ak lam ci xam nga kilifa gi oote jàmm waaye soo waaye utalu ko kii utalu ko kaa daf koy utal apaisement jàmm réew mi dal ñëpp nekk ci jàmm donc nag li tax ñoom tam du ñuy addu loolu la rek buñ addoo rek ñu classé leen ci beneen côté bi te amul njëriñ te ñoom itam munuñ addu ci violence liñ mën a oote rek mooy jàmm tey kilifa amul benn kilifa boo xam ne dana réew mi dana yëngatu te du oote apaisement amul benn kilifa diine ci réew mi laa boo xam ne réew mi dana yëngatu rek nga naan réew mi na gën a yëngatu apaisement rek ngay oote mais toujours da ngaa gis ne boo ootee apaisement dafa am ñu muy arrangé am ñu mu arrangé wut su ko defee ñi mu arrangé wut nag danañ la clash danañ wax yoo xam ne tey ci sa der bokkuloon ak yow li nga bëggoon moo tax des fois nga gis réew mi yëngatu kilifa yi ne tekk mais du tere ña ngay wax ci suuf du tere ña ngay ñaan pour yàlla dalal ñu ñun nag am nañ chance boo xam ne tey réew mi nit ñi gëm nañ ñaan soo romboon fii ci mbedd mi di ñaan rek ku romb rek dana taxaw tàllal loxo xamul li ngay ñaan sa wala xamul kan la dana taxaw tàll non réew mi am nañ gëm-gëm am na loo xam ne yàlla baaxee nañu ko te loolu suñuy kilifa diine yi ñoo ko fi def ñoo tax li yàlla baaxee ñu loolu donc loolu tam nañ ko war a gën a préserver te di sàkku seen wax ndax seen wax toujours dafay jëriñ buñ ko classé rek que kii lii la kii laa la amul benn kilifa boo xam ne fii ci Sénégal ci réew mi dafay oote safaan buy oote rek jàmm lay oote buñ la ooyee ci jàmm nag yow nga nekk nit jàmm da ngaa war a uji ci jàmm suñ ko defoon rek maanaam lañ daan wax ne bu réew mi tàngee am na kilifa yoo xam ne buñ àddoo rek yàlla suy ci ndox mu sedd c'est parce que dañuy oote jàmm donc nañ di bàyyi xel tam suñ kilifa diine yi loolu moom appel la bu may lancé ci ñun jeunes yi ak ci population Sénégal nañ bàyyi xel ne am na kilifa yoo xam ne tey yàlla rus na leen nag am na ñu fi nekk ñoo xam ne Sénégal traversé na ay moments yoo xam ne su amutoon kilifa yu yàlla rus tey lu nekk dana fi xew ndax lu nekk lépp luy taal réew rek xew na fi lépp loo xam ne dafay diaboliser dëkk rek xew na ci Sénégal gi mais nag toujours am na ñoo xam ne yàlla rus na leen yàlla nag dina xool bëtëb yërmaande jëmale ko ci aw nit mu tasaaroo ci réew ma yëpp loolu comme yàlla may na ko Sénégal yàlla ñu ko yàlla gën a sàmmal amiin yaa rabbi ni nga ko waxee noonu rek tànk yi nga xam ni samaam ju baax ja doon na ko dox muy Cheikh al Maulana Ibrahima Niass ci jàmm suñu xel dem ci suñu maam Abdoul Aziz Sy Dabakh nga xam ni ñun ay ndaw lañu mais jot nañoo cof ci li nga xam ni moom la doon addu jëme ko ci bu réew mi Moussa toll ci jafe-jafe loolu lépp ak ñeneen ñu mel ni ñoom ku si mel ni suñu maam Sëñ Fallou Mbacké ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ji bu ñu Moussa addu rek lépp day daal di tegu fi nga xam ni mooy ci yoon ba suñu maam ji dëddu bu yàggul maam Cheikh Abdoulaye Thiaw Laye ñuy ñaan yàlla yokkal ñu seeni leer mag ñu baax ñooñu le te taar ñu seen barke ak mboolem jullit ci loolu li nga xam ni moom la ñuy waajee yëkkatee jataay bi rek day jëm ci internet wax nga ko tudd nga ko sànq danger bi ci nekk donte am nay njariñ fees na dell ak njariñ mais jamono bii dafa mel ni dañ koo jël def ko arme di ko xeexee ku bëgg a wax nit lu naka su lu noonu da ngay nekk sa ginnaaw clavier wala nga def cay vidéo sànni ko ci internet bi tasaare ko wax ci lu naka su dul noonu ndax loolu ci Sénégal baaxee mag ñi nga xam ne ñoom nañu yàlla baaxee ak ñi ñu jaboote rafet na ci ëllëgu Sénégal. waaw internet am na côté positif am na côté négatif. dafa am suñ benn baay bu baax damay dégg ci benn doomi Baye Niass mu nettali ko. mooy Cheikh Mouhamina Niass. mu ne doomi maam Serigne Baye Niass rakki Baye Niass la. benn doomam boo xam ne ñu ngi ko doon wax papa Cheikh Tidiane Niass yàlla na yàlla yokku leeram. moom gannaaw bu mu jàngee alquran wattu ko. ba pare dafa dem Égypte comme yenn waa Medina ni ñuy demee Égypte ak sénégalais di jàngi xam-xam. te bi mu génnee àdduna ak léegi yaakaar naa léegi mu jege 20 ans. mun xaaminaa mu ne daf leen waxoon ne leen internet bii di li ma ci gis. bu yóbboo ngeen gaaw feesal ko ak ci lu baax.
ndax bés ngi ñëw dana nekk moyen de communication boo xam ne ñii nañ ko feesal ak safaan yéen nag bala moo agsi foofu lépp lu ngeen am ci lu baax dugal leen ko ci. donc toog ci sa clavier yàq der doomu aadama man damay gis ne ku koy def ragalut yàlla. parce que soo xooloon sa digganteeg yàlla. te yàlla bëgg ku suturaal doomu aadama. man satara muslima satarallaahu lahu yawmal qiyaamati képp ku suturaal jullit yàlla dana la suturaal yawmal qiyaamati. donc ku mel noonu yow nga toog ci sa clavier mu wóor na ne li ngay wax ci moom ayib li nekk ci yow boo ko gëstu woon moo ëpp fuuf. nga wili pande ko. loolu ku gëm yàlla du ko def. ak saaga yi. waaw ak saaga yi loolu ku gëm yàlla du ko def. loolu moo tax nag nit ñu bëri nangootuñoo àddu. ndax toog ci sa gannaaw clavier loolu neex nga bind loolu neex nga wax ku la neex nga saaga. vraiment amul njëriñ. amul njëriñ ñi koy def daal ñi ngi ñaan yàlla dëpp leen. yàlla delloo si leen à la raison. bañ mën a communiquer autrement que façon boobu noonu. waaw ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla dalal réew mi. dalal ñi ko dëkkee. te yàlla dolli fi sutura. dolli fi jàmm dolli fi teraanga. ba Sénégal gi ñu xamoon démb. ñu continuer di ko xam. ba suñu doom ndax ñun dañoo am responsabilité bu mag dañ fi war a jur ay doom dem bàyyi leen fi. suñuy maam bàyyee nañu loo xam ne tey ñu ngi koy jëriñoo. mais ñun itam dañ war a xam ne dañ am responsabilité ëllëg bàyyi fi loo xam ne suñu doom dañ koy jëriñoo. mais waruñ fee bàyyi divergence bi am saagawante beeg xuloo beeg ŋàññante bi. ñàkk óoluwante bi. waxante nit lu ñaaw loolu yëpp bu gëm yàlla amee rek da nga ko ragal a def. incha allah yàlla nañu yàlla may gëm yàlla gu mag. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi loolu yaakaar naa ni am na solo li ñuy jël comme dernier point rek mooy dañuy jub ay événements yu mag incha allah ñu ñaan yàlla ba kenn yóbbuñu ci muy xew-xew boo xamante ni ji ñu ngi koy coow ñu ngi koy waajal muy élection locale yi nga xam ni ñu ngi ko jàpp ci ay lu tolloog ñaari weer suñu kanam muy mois de janvier incha allah kon nga nekk nitu diine bokk ci kër gu mag di wax tamit si loo xam ne ji day jariñ askan wi tey boo amoon message boo xam ne ji da nga koy lancer jëme ko surtout ci ndaw ñi ñu xam fu ñuy teg seen tànk te xam ne lii Sénégal rek moo ciy gagné amul kenn ku ciy gagné génn ko Sénégal yóbbu ko lépp fii lay des lépp fii lay doore lépp fii lay des ci kàttanu yàlla ban message ngay yegg surtout ndaw ñi ak kilifa yi nga xam ni ñoo leen xëcc jëm ci élection yooyu. waaw élection yi di jub si moom ñu ngi ñaan yàlla mu nekk élection yu tal parce que élection yooyu loo xam ne warta mën a indi fitna normalement boo ko xoolee ndax élection gox-goxaat la tey comme par exemple man ma dëkkee Kaolack xam naa ki gën sama gox xam naa ki ma xam ne bu amee la ma bëgg ca gox ba dana am waaye soo waaye loolu nga dem dimbale ko mu am ko mais loolu jarul coow te ñoom ñiy xëccoo ñëpp kenn ku nekk daf ne lu baax laa bëgg a def ndax ñi mosoo dégg benn candidat ci élection mu ne damay dem bu ma amee def safaan programme yi ñuy tëral nit ñi ay programme yu positif la mais nit ñi nañ bàyyi xel ne élection yi élection gox-goxaan la élection gox-goxaan nag ña ca gox ba ñoo ko moom ñoo war a xool ka leen doy wala kañ yaakaar ne buñ ànd ak moom gox ba dana soppeeku ñu ànd ak moom li ma ciy profité rek mooy nañ utin bu rafet doomu aadama moom bu utee ut bu rafet rek boo téye ba dana rafet te bu nangu mukk ñu diaboliser ñu violence bi nag du ci xale yi rek ñi nag yàpp nañ xale yi lool mais des fois nga dégg mag mu wax loo xam ne wala mag mu jëf joo xam ne daf lay wóor ne lii xale ñemewu donc nañ di bàyyi xel loolu itam violence bi itam dëgg la mi ngi ci ndaw yi ndax ndaw deretam dafa tàng mais des fois nit wax joo xam ne mag wax joo xam ne verbalement loolu moo gën a raw violence donc nañ ñaan yàlla daal élection yi ñu jublu ci ak jàmm te xam ne élection yu warta am problème la ndax waa Dakar duñ ñëw Kaolack tànnal ñu maire ñun duñ ñëw fii Dakar tànnal leen maire ñoom ñooy tànnal seen bopp ñoom nag buñ xoolee ba xam ne lii moo leen day ci seen dëgg ñu tànn ko waaye da ci ñëpp ànd te kooku itam la tax ñu tànn ko boo ñëwee bu mu décevoir nit ñi ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla yóbbuñu ci jàmm mu nekk élection yu apaisé wu yoo xam ne Sénégal nag am na taarixi élection yàgg na fi am tout fii c'est la fin du monde bii dana jeex beneen ñëw kon nañ rafetal rek waaw ndaw ñi nag kan kàddu nga leen di jox surtout ndaw ñi ñoom ils sont conscients nañ
conscient nañ. bu leen kenn influencé ci violence. bu leen kenn influencé ci ut kenn ku nekk daal. fa nga far yaa ko xam. bu waxtu wa jotee. ki nga xam ne programme am doy na la. wala ki nga xam ne discours am doy na la. wax dëgg yàlla am kooku. su fekkee da ngay xaar mu élection wate ñëw rek nga wateel ko. mais loolu violence waru ci am. wax dëgg yàlla am. te wax naa ci sama njëlbeen yoo xam ne élection moom. c'est pas la première fois moo am Sénégal yàgg nañ ci avant ñuy am indépendance ba léegi ñu ngi wote. kon Sénégal taarix la ci élection. waaw nañ fexe daal yii daal jàll ci jàmm. te bu mu am benn problème. incha allah kàddu yi rafet na macha allah matale na lan ngay tàggatoo ak mbokk ñuy seetaan surtout sa mbokk yi nga xam ni ñoo fare fële ca Saalum. waa di leen nuyu bu baax. di jéggalu ci kàddu itam bu fekkee am na dara. loo xam ne lu ci ñagas la. ñu xam ne doomu aadama moom wax lu baax rek moo ko ekkati woon. waaye nag doomu aadama moo manqué. di wax sama mbokki Saalum yi ne. ñu ngi leen di nuyu bu baax. di leen ñaanal. di ñaanal réew mi yëpp. di ñaanal organe bii nga xam ne tey moo ñu invité ci émission bu mag bii nii. yàlla jox leen lu kawe seen jot ci seen liggéey. te xam ne wax moo demee noonu. des fois nga wax feeñal sa bopp. des fois nga wax rey sa bopp. des fois nga wax doomu aadama moom bu waxee rek. bu noppee toujours mi ngi gore mais su waxee rek. wax ja mën na koo gore addiloo yàlla musal ci loolu. amiin yaa rabbi te musal leen ci yéen yi nga xam ne. seen liggéey. intention bi mooy. tasaare lu baax. ak indi nit ñi ñu jàngale boo xam ne. tey par exemple suñu émission bi am na benn kàddu rek koo xam ne tey mën na ko jël mu jëriñ ko. loolu rek jaamu yàlla. di ñaanal ñëpp daal di ñaanal waa Saalum di ñaanal waa Dakar gi nii. di la gërëm bu baax. di gërëm say collaborateurs yi nga xam ne. gisuñ leen. waaye ñu ngi ci gannaaw machine yi di liggéey. ñoom itam am nañ mérite ñu ngi leen di gërëm bu baax. jërëjëf kon ñu koy sant di ko gërëm di Serigne Alioune Niass di sët ci Cheikh al Maulana Ibrahima Niass tey nag moom la ñu dalaloon si seen émission bi nga xam ni moom la ñu dippee yaatal géew bi ñu fas yéene ci waxtaane lépp loo xamante ni ji rek tolluwaay lu réew mi la waaye lépp loo xamante ji tamit ci ñi askan wi dundee ci pàcc yu bari dinañ fi fas yéene dalal ay borom xam-xam yoo xamante ni ji seen xam-xam day màcc jëm ci lenn li ñuy waxtaane incha allah di jaajëfal bu baax a baax suñu mbokku téléspectateurs yi àndoon ak ñun waaye di jaajëfal waa régie Yas ñu ngi koy sant di ko gërëm ak Malick ñoo nekkoon ci régie bi ak toute l'équipe bi nga xam ne ñoo ñu accompagné woon ba lii mën a yemb ci émission bi ni ñu ko bëggee ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous ci beneen numéro.